asalaamaaleykum mbokki internet yi maa ngi leen di nuyu tey moom mun nañ ni DJ Thion la nekkul Thiandoum parce que tey dañu changé milieu ñëw ci milieu boo xam te ne mun naan même jargon bi day changé parce que tey di ngeen dégg terme yoo xam te ne tey c'est purement hip hop tey ñëw seet si koo xamante ni mun naa ni c'est un pur produit de la banlieue rawatina Guédiawaye il est né en 1994 nga xam te ne mooy Médina Gounass nekk doomu Guédiawaye nekk tamit donc un garçon donc qui a foulé les réels de Guédiawaye boobu ba léegi man tout a commencé fi nga xamante ne mooy undu yi ba jusqu'à présent il fait la fierté de toute une nation ñu gën ko xam ci Baba Ndiaye de son vrai nom aka Ngaaka Blindé tey moom lañ seet si fas yéene waxtaan ak moom ci lu bëri album bi nga xam te ne actuellement mi ngi def dóob comme moom ni mu koy waxee ak point yu bëri yoo xam te ne den ko laal abordé ko ak moom également ñu bàyyi ko mu nuyoo ko bokk internet ñu doog a tàbbi ci waxtaan bi King ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay siyaar di kontaan ci dalal bi ak présentation bu rafet bi macha allah di nuyu aussi internet yi nga xamante ni am nañ chance seetaan interview bi yëpp moo xam ñu nekk Sénégal wala ñu nekk bitim réew fu waay nekk maa ngi lay nuyu di la siyaar bu baax a baax di nuyu aussi sama fief muy Guédiawaye ak fépp fu frère sax laay wax wala Blindé nekk ci Sénégal maa ngi lay nuyu bu baax a baax jaajëf. alors bu ñu nee Ngaaka Blindé xel yi dem ci Guédiawaye comme ni nga ko waxee actuellement Ngaaka buy adressé wu à la population sénégalaise particulièrement à ses fans à travers canal wala médium bi nga xam te ne mooy Guédiawaye info loolu lan lay symboliser. bon lu rëy parce que nit ku nekk aussi am nga foo jugee am nga aussi lu def sa force te li ñuy yëngu muy hip hop dañuy baaxoo di si wax benn aspect bu am solo muy la nation de base mooy la ñuy wax ci rap représente et ku nekk aussi tey sa drapeau secteur ngay jéem a xëcc nekkul nag ñëpp lañ koy jox c'est-à-dire nit di nga dëkk ci dëkk di fexe nuñ la joxee seen drapeau pour nga représenter leen mais du yomb mais tey mënuñu wax rap galsen wala ñu wax musique hip hop te duñ wax Ngaaka Blindé ci Sénégal donc soo waxee Guédiawaye wax rap ñu bëri seen xel ci Ngaaka Blindé lay dem loolu aussi dafay nekk benn sas et sas boobu da ngay fexe aussi à chaque fois ngay fexe di xool lan ngay def pour jëmmal ko pour au moins nit ñi di bàyyi xel que ni Guédiawaye am na ay nit yoo xamante ni dañoo jóge fu dara nekkul ba tey ñuy représenter quelque chose partout dans le monde fierté lay nekk motivation lay nekk et daf lay gën a aussi joxaat ambition pour nga gën a mun a téye li nga xamante ni sa secteur jox na la ko muy Guédiawaye et maa ngi koy yëg maa ngi gis support bi di gis aussi respect bi di gis cofeel aussi bu ñu am sama liggéey et je pense que c'est ce qui est important. absolument durant Covid bi également nga daal di sensibiliser def ay composition musicale yu am solo tey au-delà de composition musicale yooyu yan acte la Ngaaka posé ci beneen anam pour mën a sensibiliser la population. waaw acte yi comme bon ku nekk rek ak si comme li ma wax secteur bi ngay évoluer c'est-à-dire ñun ci rap la ñu nekk aussi benn genre musical boo xamante ni dañ ciy nekk di ci évoluer et nit aussi ku nekk ci li nga yëngu mooy sa arme tey balaa ñuy def dara li nga xamante ni moo tax sénégalais xam ñu muy musique muy rap ci la ñuy njëkk jaar essayer sensibiliser parce que même bu fekkee am na ñaari jeunes wala ñett yoo xamante ni genre ñu déglu musique Ngaaka Blindé moo gën a yomb ñu déglu benn pas bi nga xamante ni daf leen di conscientiser wala dafay waaraate donc da ngay jéem a de temps en temps essayer ci musique bi nga xamante ni ci nga nekk nan ngay def pour véhiculer sa message donc bépp phénomène boo xamante ni dafa ñëw pour lëmbe Sénégal wala pour am benn impact bu négatif ci sa jeunesse wala ci sa réew li ñuy njëkk a def mooy taxaw jël suñu micro bind ci wax ci conscientiser après bu jàllee loolu aussi ku nekk ak li nga xamante ni yàlla may na la ko as tuut muy sa doole wala muy say relation nga essayer xool yan acte social nga mun a def pour essayer contribuer aussi à la sensibilisation de ces genres de situation ku nekk peut-être def naa ay mbir yoo xamante ni jarul ñu koy wax peut-être am na ñu ko gis am na ñu ko gisul mais bi ma koy def li mu si jublu woon rek mooy essayer xool lan laa mun a defar pour sama réew bu fekkee sama réew am na lu mu def pour man quoi. alors ñu def background tey bu ma nee Samba Chaine Entertainment sa xel ci lan lay dem. ci Badou le fou waaw Badou aussi nekk nit boo xamante ni bokk na je pense ci nit yu moo njëkk réaliser sama clip sama vidéo mu nekkoon takkal sa daal à l'époque
voilà taxe sa dàll je pense bi mu koy def sax 150 000 lañ ko fayoon nga xamante ni voilà jàppoon na si yàgg na nit aussi contribuer si suñu liggéey la quoi. ba tey sax laay wax parce que sooy xool même album bi mujj bi ñu koy liggéey am na ay touches yoo xam ne def na ko ci liggéey bi donc Badou moom genre mun naa ne suñu nit la suñu frère la et même tey bu musique amatul woon sax bu rap amatul woon dañuy am ak moom ay relation rafet. effectivement jamono yooyu mun nañ ko tuddee comme jamono yu xoslu mbir yi métti woon ngay door am benn révélation de taille bu ñu amoon ne am na clip bu ñu doon tourné sax nga xawoon xoos da nga mujj dellu sa gaale am loo def sa biir mu ne ñor kon gisoo métti woon na. waaw yooyu day am dama période yooyu mu baax comme li nga wax rek da nga koy taxale xam nga dem wut fii fukki dara wut fee ñaar fukki essayé ñëw xam nga Badou jàpp si xam nga équipe bi voilà am na ay gars yu bëri yoo xamante ni aussi gëj naa leen gis sax quoi mais ñu ngi si sama xel ci équipe bu Badou Samba Sène bi donc voilà yooyu c'est des trucs qui arrivent nekkoon nañ ci tournage affaire yu cool ma daw laaxatu xaw a li jënd sama bopp ñëwaat et yooyu day bokk ci lay gën a forger quoi. tey Ngaaka buy revisiter li nga xamante ne tey mooy passé boobu nga dundoon yenn moment yu xaw a difficile am foo bëgg a yegg actuellement nga am benn niveau tey ban sentiment moo lay animé booy xalaat moment yooyu. ouais bon sentiment de fierté ah parce que nit aussi ku nekk boo yëngu ci benn mbir ñaan nga yàlla à chaque fois ñuy gis ngay am ay tànk kanam quoi peut-être bi ngay démarrer ñu bëri gëmuñu woon ni mun nga egsi fii mais boobu fekk na yow mi nga xamante ni gëm nga sa bopp gis nga sa bopp au-delà de fu la nit ñi di xaar donc malgré bon attentes yi obstacles yi xam nga moment de difficulté yi mën a am aussi toujours da ngay garder sa sérénité en disant que fi ma bëgg egg dara du tere ma egg fa donc loolu aussi c'est valable pour ñëpp moo xam kuy jaay café ci mbedd moo xam marchand ambulant bi moo xam bitigu mbagg bi ku nekk ci li ngay yëngu pour man li ëpp solo mooy nga xam fi nga jëm comme ni ma ko doon waxee ci benn morceau ndaw bu nekkee ci ndaw day xam lu muy bëgg xam fi mu jugee fi mu jëm ba muy jot ci gëdd lu ma yàgg gëm la quoi et peut-être tey alhamdulilah am na ñu bëri ñoo xamante ni am nañ fierté ci Ngaaka Blindé ndax fi mu agsi tey mais fi ma agsi tey du sax 1/10 par rapport ak fi mu bëgg jëm donc ba tey dañuy continuer liggéey continuer gëstu continuer jàng pour gën a mën a atteindre suñu ay objectif quoi. Bon moment nga sentir ni c'est le moment de la réussite mbir yi wuyu si na la réellement. donc mooy moment bi ngay gis sénégalais yi di la jox cofeel di la jox respect mooy moment bi ngay dox ci mbedd nit téye la ne la genre déglu naa sa morceau ba jooy mooy moment bi ngay dox ci mbedd nit droite otoom ne la kaa ñu photo mooy moment bi ngay tëgg nit ñi wuy si la mooy moment bi la maire di woo di la ñaanal c'est-à-dire loolu rek pour man moo ëpp ay milliards yoo xamante ni nit mun nga ko am ci li ngay yëngu bëri na ay affaires yoo xamante ni à chaque fois daf may dal mun naa wéet sama nekk wéet sama ruq jooy ko santaat yàlla suñu borom quoi ci yëg-yëg bi nga xamante ni da nga koy gis ci sénégalais yi moo xam ci mag ci sa génération ci mère ci pa ci ay xale de 3 ans 4 ans fierté bi nga ciy am wala danga naan bu yemoon fii sax neex na quoi parce que am na lu bëree bëri loo xamante ni loolu daf koy def ci yow. donc moment yooyu bokk na ci moment yi ngay gën a gëm ni wala yi ngay gën a yëg ni li ngay def am na impact quoi. ñu am habitude di wax ni l'art ne nourrit pas son homme actuellement pratiquement hip hop di dundal artistes yu bëri Ngaaka Blindé lan mooy source de revenu am loo xam te ne tey mooy doon sa source de revenu nga mën di dimbali nga xam te ne ñoo yaakaar ci yow. bon tey comment dire ci li mooy yëngu mooy art bi ñuy wax ne nourrit pas son homme et loolu pour man c'est partout c'est-à-dire célébrité ak loolu ñooy ànd à chaque fois nit soo amee tour rek nit ñi dinañ la xaaree foo xamante ni sax nekkoo fa à chaque fois nit ñi dinañ la yaakaare loo xamante ni amaana sax nekku fi mais loolu mooy suture bi et peut-être ñun ñooy génn ci télé yi ñun ñooy génn ci ñun la ñuy gis suñu vie tey par exemple benn enseignant wala benn professeur boo xamante ni mi ngi am 500 000 par mois par exemple muy am 500 000 par mois mais kenn du yëg 500 000 yi muy am par mois parce que nekkul nit ku ñuy gis tout le temps à la télé wala rajo wala su génnee nit ñi photo ko wala su doxee nit ñi filmer ko donc ak 500 000 am yooyu mun na ci dund lu bari et pourtant am na artistes yoo xamante ni sooy xool seen ay chiffre d'affaires ci 1 mois mun nañ laal 4 millions mais 4 millions yi ñu am ci 1 mois yi mooy gën a metti 500 000 yu professeur bi di am ci 1 mois bi parce que ñu bëri
dinañ leen yaakaar ñu am équipe seen ginnaaw am ay famille am ay nit yu leen di solliciter donc ce façon de vivre des fois mën na xaw a compliqué et bizarrement du ñëpp ñooy am aussi possibilité bi tey sooy xool ci rap artistes yi laal yenn cachet yi soo leen wàññee soo defee 10 pour nga am 11e bi dina compliqué te on est des centaines de rappeurs yoo xamante ni ñu ngi existé ci mbalax bi pareil mais lépp lu mun am sutura rek ngay doxee ay de temps en temps nga am ay business yu parallèle yoo xamante ni mën na la téye au cas où genre situation yu mel nii di am mis à part loolu aussi di nga am ay nit yuy am ci yow cofeel yu lay yéene boo defee dara ñu ñëw taxawu la jàppale la soo amee ay soucis comme tout le monde nga solliciter leen ñu taxawu la et loolu mooy di la ci xaw a génne de temps en temps mais du ci aar kese pour man fépp ci àdduna dafa xaw a dëgër dafa xaw a. les connaissances et tout yooyu yëpp daf ci bokk. daf ciy bokk et puis day bokk aussi ci loo xam ne daf ci am solo lool quoi. d'après say propos comme li nga xamante ne day faral di dal mbër yi parfois nit ñi di ñëw di leen diis ay cas social loolu daf leen di dal. ah oui bien sûr dalay dal et c'est normal dalay dal parce que am na nuñ lay gisee wala am na nuñ lay déggee et loolu aussi sant yàlla la. parce que bëri na ay nit yuy dox wala yuy exister te kenn du leen di seen ay soxla donc yow bu la yàlla dimbalee ba nit ñi di la solliciter di la di seen ay soxla da nga ciy sant yàlla ku la wax soxlaam li nga ci mën nga def ko li nga ci mënul aussi nga xam ne mënoo ko mais sa yéene moo doon nga def ko. voilà. ci à travers sa album tamit nga yëkkatoon ay kàddu yoo xam te ne mën naa ne créé na benn polémique au sein du hip hop. bi nga naan hip hop Galsen dafa faux sa perception ci hip hop Galsen lan mooy expliquer kàddu yooyu. hip hop Galsen dafa faux bon ni ma ko waxee noonu la demee parce que ak expérience bi ma def ci rap aussi yàggul mais bëri na lu ma dund bëri na aussi ay nit yu ma côtoyé bëri na aussi ay rappeurs wala ay grands comme ni ma ko waxee yoo xamante ni dama mës a am respect si ñoom dama mës a am aussi yéene si ñoom. ñu déplacé ma aussi ci ay mbir yu bari dugal ma ci ay projets yu bari yoo xamante ni en fait xaaruma si xaalis mais respect la parce que su ma demee ba nekk Ngaaka Blindé ñoom ñoo tax après ngay dox di gis ni àdduna aussi ak loolu ñooy ànd période yi nga xam ne mooy période yi gën a compliqué ci live parce que sa pire ennemi sax am na si situation yi muy nekk yoo xamante ni doo taxaw di ko seetaan nga gis ne bëri na ay nit yoo xamante ni mun naa ne sama sax famille daw nañ solliciter leen ñu dégager seen ay responsabilités et dañ leen doon demander c'était pas costaud mooy c'était juste xam nga ñëw leen ñu éclaircir carrément yan problème moo am ci Ngaaka Blindé mais dafay mel ni sax kenn du wax sax dañ la koy yéene mais noonu nga koy mën a analyser que fi nga nekkoon li nga doon dund daf leen doon gënal pour nga génn ci situation yooyu noonu après ngay gis affaire yoo xamante ni bëgguma sax di si revenir quoi parce que mun na xewaat ay coow ay polémique et nekkuma actuellement ci optique boobu mais jàngal na ma pour ma xam nit ñi bu baax ma xàmmee ma ràññee joxaat na ma beneen perception ci live mais comme li ñuy wax rek balaa ngay xam say nit dëgg nga nekk ci ay tolof ni ko nanguloo doon waxee quoi et tolof yooyu daf ma permettre ma comprendre que ni ñu bëri ñu ma doon give respect wala ñu ma doon show love ci ay grand yoo xamante ni ci hip hop bi la ñu bokk ay nit yoo xamante ni lañ à vrai dire dañu fake quoi mais da ngay comprendre que loolu mooy seen ay vrai visage nga leen nangul leen ko xamaat sa bopp xam nooy gérer sa entourage ak sa liggéey avancer gëm ni aussi yàlla ñëpp la fi nekkal quoi. donc ay kàddu la yoo xam te ne tey c'était pour exprimer sa déception envers yenn personnes yi. exactement. alors ba 2019 nga def retour bu triomphal donc arène nationale ça a gravé donc dans les annales du hip hop sénégalais. nga daal di ñëw réussir ce pari. donc quelque temps après nga daal di annoncé li nga xam te ne mooy la nuit des avocats. ñu ko doon xaar tamit King mu ñëw ci beneen facette mais finalement mu nekk benn fiasco benn échec. te lan mooy expliquer fiasco boobu. oui comme je pense wax naa ko ci ay plateau yu bari sax quoi mais awma si c'est-à-dire du défaite nit ku nekk si àdduna am nga ay période yoo xamante ni du nekk sa période mais sa grandeur mooy nga accepter ko mooy nga nangu ko quoi genre munoo jugee ci ay
disons J-pop mu fuul nga def ravin mu fuul nga def tournée nationale foo dem ci Sénégal stade fees nga am ay complications génn jël fu nit musul jël muy arène nationale Sénégal yëpp wuy si la mu fees nga ñëw def benn grand théâtre mu cóol nga ni doo ko nangu dama koy nangu quoi et li tax ma koy nangu mooy li ma waroon def ci événement boobu yëpp defuma ko si dama xeeb événement bi et bi ma ko xeebee aussi defuma ci lu ci war événement bi tamit joxaatuma li ci war mais bokk na aussi ci période yoo xamante ni moom laa gën a xam man maay kan ak lan laay représenté mi ngi mel ni mbër bu musul am défaite jour bi mu njëkk daanu musuma def événement mu sax cóol mais grand théâtre bi mu cóolee comme niñ koy wax dama ko nangu gis aussi bokk naa ci artistes yu gën a am public bu fidèle tey da ngay xool ci archive yi je pense sax su ma jumul yéene ko defoon ngay gis ay booy di jooy ay nit di jooy parce que événement bi cóol la nga xam ne ñii bëgguñ la mais dañ la gëm dëgg donc loolu boo ko gisee wala nga am ko dafay tax nga gën a liggéey gën a job et bokk na ci lu tax ma gën a defaat recul gën a liggéeyaat pour tey satisfaire sama public mi même juste après loolu di am mi ngi am 13 décembre mais booy xool fin décembre bi yëpp bokkoon naa ci artistes yu gënoon tourné waat ci région yi te fu ñu demaat daf doon fuul nga xam ne yaa joxul woon gëdd bis bi delloowu la ko daf lay jàngal expérience la pour beneen yoon nga gën a xam sooy dugg ci événement noo ciy dugg. absolument comme li nga wax rek parce que bu ñu xoolee par rapport à ce public donc au-delà de fidélité bi ni ñu xëree ci yow daf ñu xaw a jaaxal sax. parce que keroog bañ à la sortie bi ñu génn dañ dëkk jenn micro yi. am ñoom tamit dañoo jugoon ba dans les régions les plus reculées. ay buur fu nekk. mais après dañu xawoon am déception par rapport ak attentes yi. dëgg la comme parce que. en fait ku xam Ngaaka Blindé dëgg bu nekkoon làmb la da ngay xam ne Ngaaka Blindé moo mun grand théâtre mi ngi mel ni nga gis benn mbër boo xamante ni xam nga ni ki muy bëreel yow boo tëddee da ngay nelaw parce que xam nga ni moo ko mën mu ñëw caaxaanee làmb bi def faux pas ñu daan ko da nga xam ne mbër bi moo nelaw et Ngaaka Blindé moo nelaw loolu genre amul sax ay demal ma ñëw xam nga bëri na artistes yu def ay événement mu passé à côté te duñ ko nangu et je suis pas la première personne bu muy dal artiste bu mag bu nekk ci Sénégal dal na la pour ne pas dire ci àdduna bi gis nañ fi événement yu bëri yoo xamante ni passé naa à côté mais jàmbaar yi dëgg wala guerrier yi dëgg ñooy jugaat amaat beneen position ci bëri na artistes yoo xam ne bu seen événement yaa xoo fa la seen carrière jaaree chuté ba faw guerrier yi kese ñooy def événement mu passé à côté ñu existé waat et je pense que j'en fais partie parce que après loolu bëri waat naa événement yu ci xew même bu dul samay bos la et tey bu dul woon situation bi ni amaat balaa may defaat leneen lu ngand wala même bu fekkee day amaat quoi qu'il en soit foog ma jëlaat sama revanche même bu fekkee damay jëlaat arène nationale damay demaat Amadou Bari fu mu munti dem dinaa delluwaat Grand Théâtre prouver waat sama existence jëlaat sama revanche soog a avancé xooli leneen. ñu daal def transition daal di wax ci li nga xamante ni mun naa actuellement moo waral coow li muy Secret 7. donc bi mu génnee ba léegi nekk na album boo xam te ne coow li bëri na ci. mais durant break bi nga observé woon comme ni nga ko waxee woon di liggéey ci album bi yan sacrifice ak yan jafe-jafe nga jànkoonteel. bon y a pas de jafe-jafe ah y a pas de dama bëggoon def album parce que nit ñi ko doon xaar dama bëggoon def album parce que genre il est temps que ma existé presque 7 ans si sama carrière amul benn album bu ma mus a def et ñu bëri dooñ ko woon bàyyi xel à chaque fois dama doon ne. pour man ça ne sert à rien may génne album bu fekkee nit ñi artistes yi génne album yëpp li ñuy am maa ngi koy am bu deekee existence maa ngi koy am constance maa ngi koy am saa li ñuy remplir laay remplir genre stade li ñuy tëgg laay tëgg amul dara loo xamante ni pour man donc génne album doon na ma ko jox après je me suis dit su ma demee bay génne album il faut album bi may génne am fu ma jëlee am fu ma yóbbu bi ma demee ba décider loolu tëju raar liggéey ci def ci li ci war génne ci aussi li ñu yàgg xam ci man ak loo xamante ni aussi musuñu ko xam si man lépp ma def ko ci album bi pour que album bi jëlee fenn Ngaaka Blindé am fu mu ko yóbbu loolu moo doon solo bi et bi ma liggéeyee ci loolu aussi ak ñi ma ci war a liggéeyal je pense même pas 1 mois ci album bi ak situation yi ñuy nekk nga gis ni am na fu album bi jëlee effectivement Ngaaka Blindé am fu mu ko yóbbu parce que loolu moo doon objectif bi tey ci temps bu gàtt même pas 1 mois dugg naa ci ñaari dëkk yoo xamante ni def ay concerts yoo xamante ni album bi moo ma ko permettre et loolu moo nekkoon sama attente ak au-delà de ça
album bi tey bokk na ci lu tax ñu dem Cameroun jouer ak un public bu énorme ñu répondre nga dem Guinée jouer public bi répondre avant sama album aw moon opportunité boobu album bi tey dugal nañu ci MTV Awards bi nga xamante ni mi ngi am Uganda ñu bokk ci artistes yu ñu nominé pour le choix des fans et nga gis ni fan yi choisir nañ la pour nga dem album bi moom a ko may ak yeneen yoo xamante ni mi ngi ñëw yàggatul dara dinañ ko gis incha allah te album bi moom a koy jox donc loolu moo nekkoon objectifu def album. C'était pas pour Sénégal mais lan la ma album bi di apporter sur le plan surtout international. loolu di wane rek album bi def nga ci sa temps def sa énergie daal ci mettre aussi beaucoup de sérieux parce que bu ñu xamee track bi nga xamante ne mooy ñëpp a dee track numéro 6 yaa ngi ci liggéey ak beatmaker bu daju tudd CC. loolu di wane rek King bëggoon na dem au-delà des attentes. ah oui bien sûr parce que duma wax amatuma lu may prouver Sénégal si ba léegi am na loo xam ne sénégalais xamaguñ ko fa foog ñu xam ko mais ci album bi dama décidé woon génn jongante ji ci biti comprendre nga parce que lépp lu artiste di def ci àdduna je pense mun naa koo def su ma amee disons les conditions réunies su ma ko amee mun naa egg fépp fu artiste di egg ci Sénégal parce que amul lu artiste di def loo xam ne daa ko dégg ne lii de mënuma ko mais peut-être conditions yi nga dul am donc bi ma demee ba gis ni kat war naa mën a jongante ji si biti ma réunir les conditions ak équipe bi staff bi xam nga ñu tëju sëgg liggéey pour teg benn pas loolu bu la joxaatee beneen force da ngay jóge foofu liggéeyaat pour leneen donc moo tax ngay gis ay beatmaker voilà saay-saay bu daaju xam nga gis barak ci biir xam nga ak yeneen beatmaker ñaaniñ ko moom aussi di liggéey ak ay NASA Hiro xam nga Nick Silva di benn congolais ak yenn beatmaker yu nekk Sénégal parce que premier volume bi dama bëggoon confirmer waat biir Sénégal mais peut-être ci deuxième volume bi ci dañuy gën a gis aspect international bi nga xamante ni maa ngi koy aspirer ci sama musique. wax nga léegi pratiquement voyage yi nga xamante ne def nga ko grâce au succès bi nga xamante ne album bi am na ko. nga dem récemment Yaoundé fu ci mel ni Guinée ak ay chaleureux bi nga xamante ne réservé nañ ko ak prestation bu mucc ayib bi. tey King bu doon def bilan ci ñaar voyage yooyu lan lay wax. oui c'était impressionnant parce que même bi ñuy dem Cameroun même Guinée ñaari date yëpp xaw ma woon laa fay fekk parce que public boo musul découvrir public boo musul dem. souvent say show yu ndaw ay Paris nga koy defee ay France te boo demee da leen sénégalais yi ñëw lay wuy si genre nga def ko si benn salle après xam nga gars yi ñëw da ngay xam ne fii sénégalais ñoo fi nekk mais Cameroun Guinée xalaatuma woon sénégalais yi nekk fa et amoon na sax ay benn sénégalais mais c'était rare quoi mais bi ma ñëwee yéeg sur scène def balance public bi xaw a fekkee balance bi ñu ñëw jouer nga gis public bi di répondre daf ma impressionné. comprendre nga surtout morceau incorrect ma gis ni ko public bi xaaree woon King Baba ça m'est sûr que xamuñu ko mais comme man ak sama ay présence scénique ma ñëw jouer ak ñoom si refrain yi xam nga nekkatu réew de dama def King Baba jàppal bàyyil ñu play son bi mooy jouer mel ni maa ngi Dakar quoi. public bi fil ko quoi ekkati sama micro public bi di répondre. ça m'a vraiment impressionné et après da ngay gëm ni comme que fii am nga ko. fudul fii aussi ci àdduna mun nga ko am. liggéey rek. def ci sérieux et après résultat yi dafay ñëw. voilà. am na solo léegi ñu daal di brosse rek ci quelques tracks ci album bi bien vrai que temps bi duñu may ñu wax ci yu bëri mais comme ñu njëkkee ci ñoo ngi danse parce que am na message yu am solo yoo ci véhiculé woon. waaw ñoo ngi danse comme niñ ko déggee mun naa ne ci ay faits divers laa wax parce que ku xam Ngaaka Blindé aussi xam ne nit ku yàgg bëgg. di wax aussi comme on dit les mots de la société comprendre nga def seetlu gis ni ndaw ñi bëri na ci ay mbir yoo xamante ni farataaluñ ko ñu ngi koy négliger te loolu la ñu waroon gën a focus comprendre nga ngay gis ni aussi nguur gi bëri na ay côté yoo xamante ni mënoon nañ ci gën a farluwuñ ci ngay gis aussi yenn soi-disant du ma sax soi-disant mais yenn activistes yi nga xamante ni aussi am nañ ay position nga fexe xool noo leen ni dolleewaat force dëkk bi ci père de famille ci mère de famille li ñuy négliger yëpp ma tënk ko
def ko ci benn morceau yërmande aussi bi nga xamante ni tey dafay mel ni Sénégal daf fi naax saay nga xaw a fàttaliwaat nit ñi que waaw comme ni ma koy waxee namm nañ yërmande gi nekkoon ci Maam Dabakh parce que tey booy wax ak nii sax danaa man lijjanti moo ko sama bopp laay lijjanti or que humanisme lu am solo la ci doomu aadama yenn saa yi nga am sax soxla nga gis sa moroom gën la soxla nga jox ko yooyu dafay raar léeg-léeg nga dox ci mbedd gis nit bu la dab wala ordonnance même bu fekkee ordonnance bu def 4 ans la sax ne la sama doom dafa feebar wala sama jëkkër dafa feebar nga ne ko waaye wuti leen liggéey parce que sa xolu yërmande wala sa humanisme yaa ngi koy perdre et yooyu aussi mooy doomu aadama ñaan yombul même nit ki bu yoree ordonnance boo xam ne def na 5 ans nga xam ne kii daf lay nax bu sañoon du la ñaan bu sañoon du la nax bu sañoon dafay am pour defal boppam même bu lay nax nga xam ne da lay nax li nga mun def ko te yàlla tax xale yi aussi ci appartement yi comme ni ci ay éco amee woon depuis il y a 4 ou c'est pas 5 mois yooyu yëpp ma wax ko ci ñoo ngi danse malgré société bi àdduna métti na Sénégal métti na mais ak lu métti da ngay gis ni ñi ci war a taxaw wala ñi ci war a farlu ñi ci bëri farlu wuñ ci dëkk bi métti na mais xale yi ñoo ngi danse. mu mel ni c'était une manière d'alerter la population ñu gën a sensible devant certains faits. exactement loolu la woon c'est-à-dire alerte la woon sensibilisation la woon conscientisation la woon vis-à-vis xale yi ndaw yi pères yi mères yi état bi nit ñi d'une manière générale tout le monde. alors ak si kaso mu doon tamit track boo xam te ni bu ci king di wax dañuy sentir benn émotion bu énorme. waaw ak si kaso man la quoi ak si kaso xam nga man la quoi c'est-à-dire mooy benn morceau bi nga xamante ni moom laa gën a disons sax dul déglu ci sama album quoi parce que mooy mission bi. xam nga mooy mission bi mi ngi mel ni bi yonent bi di toll ci ñu koy wax ikra jàngal ay di wàcc pour man ak si kaso mooy période bi nga xamante ni fa laay nekkee dëgg-dëggu góor quoi fa laa matee fa laa gisee fa laa jàngee fa laa xamee lu bari. moo tax ngay gis émotion ci biir morceau bi ngay gis maturité ci biir morceau bi ngay gis humanisme ci biir morceau bi ngay gis plein de trucs ci biir morceau bi bokk na ci morceau aussi yi nga xamante ni bëgguma si sax di wax lu bari quoi mais comme ni ko Sénégalais yëpp gisee ak si kaso def naa ko ama manière ama feeling quoi. wax li baax ci kaso bi wax li bon ci kaso bi wax li baax ci biti ak li bon ci biti sooy xool son bi maa ngi ko bindee entre chambre 14 ak Sam Notaire Sam sama koñ fa laa dëkk chambre 14 fa laa nekkoon donc dama doon wax li xewoon ci biti bi ma fay nekk ak li xew ci biir bi ma fay nekk lan moo si sama perception lan moo si sama analyse bëri woon na li nit doon wax si kaso mais je pense ni ko ngaa ko waxee ak fi ma ko orienté bëriwul nit yi ko def donc ak si kaso daal mi ngi noonu pour ne pas xam nga taxaw foofu lu bëree bëri quoi. waaw mi ngi noonu mais ci vie carcérale boobu mu am benn interrogation muy la fameuse maladie de Ngaaka Blindé. tey askan bi bëgg nañ nga leeral aux yeux des internautes rawatina waa Guédiawaye qu'est-ce qu'il en était réellement lan moo ci nekkoon ci feer boobu te doon nañ ko dégg xamuñu lu ci nekk. non feebar la woon ba léegi sax yow man en personne doo xam lu ci nekk mais jaar-jaar la woon rek quoi et puis destin la woon lu yàlla tuddoon la que bëri na nattu yoo xamante ni fa laa koy dundee nattu yi ñëw na aussi ma accepté ko yàlla jox ma force boo xamante ni aussi mun naa ko tenir ma tenir ko xamante ni genre tooñoo xam nga ñu yóbbu la nga feebar aussi ñu xaw la négligé defal la opération boo xamante ni aussi mënoo ko expliquer mais loolu noonu yëpp après da nga koy jël nangu ni yàlla moo ko namee woon noonu quoi feebar naa ju jëlee ma foofu yóbbu ma daan teg opéré nañ ma après doo xam sax ba léegi nii nu may toogee di wax ak yow mun ma la wax lan moo tax ñu opéré ma ak opération bi ma defal lan la de temps en temps damay toog sax di maay ne est-ce que bon dëggantaan yaay genre gars yi dañ ma opéré nii rek parce que j'étais malade mais bon c'est des détails quoi xam nga àdduna la life la on laisse tomber après liste des yëpp ñu teg ko ci loxo yàlla avancé. waaw parce que dégg nañ la nga ni am na benn moment jéem nga tenir mais après douleur bi daf la ëpp doole après ci nga mujj séddee wane ni doonoon na mbir yoo xamante ni li nga doon yëg métti woon na trop. waaw métti woon na trop. ñaanalu ma ko sax sama pire ennemi ñaanalu ma ko benn doomu aadama période yooyu ñaanalu ma ko kenn mais
voilà lu war a am moom kenn mënu si dara quoi bu war a am kenn mënu si dara peut-être ñi ko def sax amaana mun nañ bañ a xam li tax mu demee noonu mais lu war a am la lu war a am la am na ñu ñàkk seen bakkan ci biir kaso bi gënuñu ma mënoon naa comme li may wax si benn morceau mënoon naa ko bañ a nettali mënoon naa fa jaaree ñàkk sama life et puis tey bu la yàlla mayaatee nga toogaat di ko nettali existé waat da nga koy doole sant yàlla rek xam nga bañ ci topp kenn lenn jéggal ñëpp baal ñëpp ñi ko tey ak ñi ko teyul ñëpp nga jéggal leen baal leen après defaat sa yoon quoi. pour man loolu rek mooy solo si quoi. defaat sa yoon ci biir track boobu ba léegi fa laay desandi parce que internet yi dafa bëri ay fan yoo xam te neen duñ ci doyal. donc surtout freestyle bi naan alors King jënd coow soow tasaare ko noo koy waxee noonu donc nga may ko gars yi ñu doog avancer. lan laay wax sax dama doon wax ak sama benn gaan quoi et puis maa ngi saluer aussi Keyti parce que sooy xool ak si kaso maa ngi ko bind ci orientation maa la diggoon bind bu Keyti quoi dama doon bind sama benn copain ne ko alors fils lu bees na ko waar lépp jàmmees géej nañ gise moom jarul sax wax ndax xam nga nu mu demee chaque jour ma ni damay ñibbi si demee affaire bi di gën a yéeme maa ngi koy dund ak gëm-gëm te gëm yàlla moom ku mu teg nattu daf la boole ci gën di jaam faal ñaanal ma rek ma am jaamu wérgu yaram ak yaa salaam sinon naka saam mi ngi rëb ba léegi ak booy yi dëkk ca ginnaaw koñ yi ñi ngi rab ba léegi ñoom bàyyi et moo ji li parfum xanaa ñoom bàyyi nañu dem baal léegi booy dem ba léegi sama xel dafa nekk saayit ma ni naa la right na mu naat yi ma daan gaare sama 4x4 gaare booy yi ñëw ma jënd soow tasaare taxaw di xëw bàyyi faal yi ñëw jaama prek ñu plané borom saret ñi ma daan arrêté lekk sama taw bas baateen taw ma at veer yi gën daw waa booy situation bi nu ko maire bi dundee la fañ daal moomul tëb te yàlla buur bi buy defar nu ko neex la koy junjee xanaa nangu te muñ de lekk-lekk bu xol tooyee parel waaja muñ de bind ko ci say bayit dégg naa ñëwoon nga visite mais mënuñu woon gise jaay prek nga quoi amooy kayit te amoo mbokk police à part ça man daal maa ngi kaso plus précis chambre 14 fii 200 nit ñooy tàncaloo ci benn néeg affaire de coup de pot moo fi indi histoire yu banal koo woo mu mer koo laaj mu wan la jikko bu fatal foo jàdd gis gàtt yi tey seeni fetal musuma dégg tiire banditisme bi ci biti bàyyi fii la gën a pire dama dugg rek tërëf dof xel mi réer tànk yi damm chef de chambre bee ma këf teg ma ci wetam waxaat benn gaan bu nice. wonderful mais li ñu gën a jaaxal mooy inspiration bi King inspiration parce que c'est extraordinaire man à l'époque j'étais étudiant à l'UGB fekk nga ma fa. ñu lay sànni ay objet mais fu la neex ngay jaar affaire donc inspiration fan lay jógee. inspiration man bon duma sax xam en fait man damay bëgg rek quoi quand je dis damay bëgg rek mooy su ma amee envie def dara léegi nii dama koy def su ma amee envie bind dara léegi amul lu may bloqué duma ne musul am mais fàttalikuwuma fu mu bëggee bind ci benn sujet tey sama xalima sama xel bañ fi nekk wala fu ma bëggee rap ci benn affaire tey micro sama xel bañ ma ko jox quoi et loolu comme on dit inspiration bu divine la quoi ay mbiru jinne la sax laay wax bëri na ay samay morceaux yu def it te musul jaar ci papier damay ñëw ubbi micro jaay tëgg teg musique ma rap di rap ba pare soo bi génn nga gis ni nit ñi bëgg nañ ko quoi des fois sax damay dégluwaat samay morceaux man mu may impressionné freestyle yi aussi pareil des fois mun naa toog nga may sànni micro sànni ma caméra sànni ma géejawaay may rap ma pare dégluwaat ko ma ne noonu lii du man ku ma ko joxaatoon du ma ko mën mais yooyu ay mooy don quoi mooy li nga xam ne yàlla moo koy def si doomu aadama doo ko mun sax expliquer quoi. alors ñu wax ci track bi nga xamante ni mën naa ni moo ci ëpp bayre muy King Baba parce que gis nañ tamit tempête bi nga xamante ni mi ngi ko def au niveau des réseaux sociaux. ba récemment sax maa ngi gis ko xamante ni c'est un sourd-muet donc gars yi tegal ko son bi mu ci def snap et tout. donc succès bi nga xamante ni track boobu am na ko mën naa ni xaw a nëbbu yu bëri sax est-ce que yaa ngi doon xaar loolu ci moom. c'est normal parce que mooy track 7. ama secret 7 génn 7 décembre King Baba nekk morceau numéro 7 donc c'est normal mu am mbóot yu fa laaxatu quoi. parce que à vrai dire King Baba nekkul moo dàq si album bi bëri na ay son yu gën a nice. mais ci ëpp bayre quoi.
waaw moo tax mooy mbóot bi bayre bi mooy secret bi quoi mooy moo làmboo secret bi. Et voilà comme ni nga gisee sénégalais yi bëgg ko tout le monde ngi gis xale yi xam nga ay boy ndaw maire yi ñu nekk ci rap ñu nekkul ci rap xam nga animateurs yi xam nga actrices yi acteurs yi mbalaxmaan yi tout le monde ñëpp jël King Baba bëgg ko nga xam ne King Baba daal moom daal mooy King Baba rek quoi mu bokk ci audio boo xamante ni genre mun nañ ne c'est très rare ñu gis son boo xam ne amul sax vidéo en moins d'1 mois mu am 1 million de vues. Donc yooyu yëpp succès King Baba def ko comprendre nga doo xam mënuma ko expliquer le pourquoi. En tout cas j'ai juste essayé de faire de moi-même King Baba mooy man maay King Baba ma def man si nuñ ma xamee ci ay percu nuñ ma xamee ci ay voilà ci flow ci ay technique ci ay rime xam nga voilà ci aspect Baye Fall bi xam nga ci sonorité bi ci style bi lépp ma def ko ci King Baba mu génn sénégalais yi aussi jëlal ko seen bopp bëggal ko seen bopp fu mu egsi aussi sénégalais yi ñoo ko fa yóbbu donc chapeau à tout le monde mënuma expliquer le pourquoi mu nekk moom xawma ko mais ça m'a vraiment impressionné. King Baba boo doon wax tey ci tonalité bi ci vibes bi et tout ban genre musique la. ban genre musique la ni nga ko mën a waxee genre doon nañ ci liggéey depuis très longtemps depuis bi ma commencé di liggéey ci ay percu di def ay rap ci ay percu parce que quand c'est du jamais vu yow yaa ko mën a prôné wutal ko un nom aujourd'hui bi mbalax commencé dugg ci rap da ngay dégg ñu naan la rap mbalax comprendre nga et bi may def sabar aussi ci ay rap amul woon du ma ne musul am mais man musuma ko woon gis quoi mais bi ma nit ñi jegee ñu wax ci sabar yi amoon na benn projet bu ñu doon waaj a def bu waroon tudd sabarap c'était juste des sabar ak le rap c'était pas du mbalax et mbalax aussi genre kii la quoi comment on dit ensemble instrument la quoi c'est-à-dire mbalax du benn instrument bëri na peut-être marimba mooy wane touche mbalax ci biir buñ koy gis ci rap donc hip hop nekk benn musique boo xamante ni overcrossing musique la ay musique yu bari yu dajaloo donc bu may def ci ay percu ñu ne ma lii naa ko gën a mettre en valeur Matador waxoon na ma ko Simon pareil Awadi pareil xam nga Fou Malade pareil mais peut-être nekk moon ci situation yi ma gënoon mun développer lool mais dañuy gis à chaque fois bu benn beatmaker dafay musique bu am sabar soo ko joxee Simon sax Simon danaa la boo lii proposé ko ngaa ko blende parce que xam nañ ni man maa gën a nekk ci ay sabar donc mënaguma wax benn style de musique la mais en tout cas rap la musique hip hop la bu ñu samplé ak ay sabar samplé ko ak ay percu ma def ci li nga xamante ni aussi mooy sama idée. am naa possibilité rap ci bongo ci salsa ci musique boo ma mënti jox mun naa ci rap mais de temps en temps damay gën a sentir sama bopp à l'aise gën a sentir ni maa ngi wane benn facette ci musique muy nekk ci sabar ñu def ko ci King Baba via Zoom bi nga xamante ni aussi moo def prod bi nekk sénégalais moom aussi chapeau à lui def ko sénégalais gis seen bopp parce que musique bi dafa jege sénégalais yi peut-être donc peut-être sabar rap laa koy mun a woowee et d'ici peu de temps maybe dinañ ko gën a valoriser pour gën a aussi jaay suñu hip hop surtout sur le plan international. Track bi may terminer mooy ku mun sa morom duma ko ba mu dee. parce que boo tamit coow li bëri na ci mais je me demande est-ce que c'est une manière Ngaaka day wane tey il est incomparable au sein de sa génération wala. non pas sax loolu en fait duma ego trip la quoi hip hop dafa am ego trip comme lamb nu mu amee bac. xam nga bàkku quoi. wax les littéraires moom ñu wax lyrisme quoi. voilà exactement donc yooyu day am et ci biir morceau duma bi j'avais juste envie de def sama bàkku xam nga wax ni adversaire yi fii ku nekk am nga adversaire yow yaa xool sa adversaire nekk nit wala sa adversaire nekk yow en personne c'est-à-dire nit ki nangu moom boppam nekk adversaire am nga gis ni Balla Gaye ñëpp xam nañ adversaire potentiel am Modou Lo la xam nga Youssou Ndour Thione Seck derby la xam nga Wally Seck ak Pape Diouf aussi derby la. kii nga kan quoi Ngaaka Blindé ak kan man xaw ma sama adversaire kan la quoi xam nga donc aw ma adversaire laay wax parce que gisuma koo xamante ni peut-être da nga may impressionné si dara du si rap du si flow comme ni ma koy waxee du ci sañse du si kaw scène du si dara loo xamante ni gis naa rappeur Sénégal boo xamante ni mun na ma impressionné donc may wax Ngaaka Blindé ak kan la léegi
képp nag koo xamante ni ñime nga que ni man la ak Ngaaka Blindé da ngay samp sa ndënd rek après bu nekkee combat ñu bëri ko bu fekkee du combat aussi dama lay esquiver rek jox la mbëri si ginnaaw. donc c'est une manière de wane ni selon yow li nga gëm li nga believe mooy devant toi gëmoo adversité. déedéet gëwuma ko quoi pour man sama bopp mooy sama adversaire. à chaque fois sama bopp laay xeexal. parce que li nekk si man mi ngi si man mais man maa koy téyel sama bopp donc man maay xeex ak sama bopp aussi pour génne li nekk si man. comme li may wax quoi foog ma fo pour gars yi gis ni rappeurs yi ñu ngi liggéey mais su ma liggéeyee rek ñu soog a comprendre que ni rappeurs yi dañuy fo. soo li nekk si man la nekk donc maay xeexal sama bopp génne ko wala ma nelaw ak sama bopp téye ko. donc man sama bopp laa jàppee adversaire. mais ci kaw seen aisance bi nga ciy am benn facilité loolu lan moo la ko may parce que gis ne en terme de spectacle vraiment donc léegi moom tu es orfèvre en la matière. bon loolu ça date depuis très longtemps depuis groupe bi nga njëkk a wax Undi je me rappelle à l'époque concert Guédiawaye yi Fasco yi lu mu ngand bu Undi yi ñëwoon fu waay nekk da ngay attirer sa attention si suñu prestation dama yàgg bëgg scène bëgg naa studio bëgg naa plateau bëgg naa mais jaakaar naa scène laa gën a bëgg ci sama liggéey parce que scène laay sentiree ni maa ngi def li mu bëgg def xam nga parce que dama jàpp ni dama ko mën li may def dama ko mën ba tax su ma nekkee sur scène laay gën a défoulé wu laay waane xam nga laay dox xam nga sourire public bi joxe nga taalal sa micro xam nga voilà di ngay gis ni sur scène laay gën a nekk à l'aise quoi. mais même bande lu bi sax wala loolu waaw dama bëgg scène quoi scène laay wane sama lépp quoi moo tax du ma ne du yomb mais comme li wax si duma bi rek quoi maa leen dàq show jarul werante am na artistes yu ay studio am artistes yu ay émission am artistes yu ay mais sur scène moom voilà su ma si yëg du ma sax am pression ak nu scène munti toll du ma am pression parce que damay xam ne su ma yëgee public bi dañuy bég. plaisir lay doon voilà plaisir lay doon quoi et puis avant may jox plaisir nit ñi je me fais plaisir moi-même. avant ma koy def jox public bi quoi. parce que souvent su may nekk si seen rap ba si yàgg ma reetaan affaire dañuy foog ne feeling la wala dara mais damay reetaan parce que damay kontaan yenn saa yi ci sama bopp quoi damay rap ba si yàgg ree wala may seetaan sama bopp ma fan sama bopp quoi sur scène xam nga voilà scène moom c'est autre chose quoi loolu beneen affaire la. alors King yegsi nañ donc ci cëppaandalu jotaay bi kontaan ci yow trop. di la bëgg alors le mot de la fin. waaw merci beaucoup di wax ni rafetlu naa opportunité bi. et comme lu wax souvent damay sawar aussi di def plateau ak yéen parce que Guédiawaye aussi ngeen di représenté et yéen a ngi def liggéey tamit bu am solo parce que maa leen di suivre et di gis ni à chaque fois yéen a ngi teg ay jéego di gën a taaral tamit liggéey bi loolu aussi fierté Guédiawaye la voilà donc di leen kontaane bu baax a baax di nuyu aussi Sénégalais yëpp yi nga xamante ni ñu ngi doon seetaan émission bi fu waay nekk maa ngi koy char bu baax a baax di char aussi waa Guédiawaye di nuyu aussi sëñ Abdou Karim borom Makaarimul Axlaa di nuyu aussi doom ji princesse Mame Awa Mbacké ak bépp kilifa diina ak kilifa aada bu nekk am sens seetaan waxtaan bi maa ngi lay char bu baax a baax di leen ñaanal ñëpp jàmm di bég aussi si yéen. voilà di wax aussi seen gars yi dem si couvre-feu bi nañ moytuwaale booy maa leen gis rek ñuy dugg si booy di daw rek. dëgg ak Issa mais nañ moytuwaale booy. en tout cas contentement mbégte di leen char bu baax a baax. voilà mi ngi noonu très cher internaute tey waxoon naa leen Thiandoum lañ ko teg fee DJ Thian la parce que gars yi fi ñu ma sànni la parce que lépp dafa dëgëran avec King. boo xoolee tey jargon hip hop moom mooy ñëw. donc encore une fois di leen shout out di leen bégee di leen big up. parce que li nga xamante ni tey moom moo ñu fi andi rek. donc mooy comme moom doomu Guédiawaye la ñëwoon nañ fexe sama à sa sortie de prison ngir cueillir l'information de taille pour ñu mënoon xam ci lan la nekk yan conditions la nekk depuis lors am na jéego bu mu teg comme ni nga loolu yëpp revenir nañ ci mu daal ci wax avec beaucoup d'autorité et de maturité parce que ku centré léegi King par rapport à sa communication dañu xam ne il a gagné en expérience et en maturité. mu doon loo xam te ne am na solo trop donc di sant ñëpp di leen béggee di béggee aussi ki nga xamante ne tey moom moo ma solal muy Diom Création nekk doomu Guédiawaye boo xam te ne tey dem na bitim réew jàng fa li mu fay jàng ñibbisi daal di
samp li nga xam te ne mooy entreprise am parce que dafa doon fait partie des rares stylistes yi nga xam te ne tey chaque période bu ñëwee rek dañuy adapté à la situation jox ñu nga xam te ne population bi loolu lañ soxla te en cette période bi nga xam te ne mooy période d'extrême fraîcheur da leen di proposer li nga xam te ne mën naa ne mooy ensemble capuchon ay cos des piles des trucs mu doon du ki nga xam te ne daal mooy Diome Création numéro bi mi ngi nii képp koo xamante ne tey mën nga fa jaar mi ngi nekk Guédiawaye rond-point Mor Fadam c'est le 77 620 762 05 05 di ziar yi nga xam te ne aussi ñooy les infatigables techniciens de Guédiawaye Info TV en commençant par Mar le grand jour, Issa Koundoul le général des caméramans ak l'infatigable Bekay Koundoul di béggee encore une fois King Baba à travers sa disponibilité parce que nekk na nit koo xam te ne à chaque fois day manifeste li nga xam te ne mooy son appartenance à Guédiawaye parce que yàgg nañ dégg muy wax Guédiawaye la gëm mais mi ngi ko wane à travers tey son identification par rapport à ce médium à ce canal qui est Guédiawaye Info te loolu ñu ngi ko ci sant di ko gërëm parce que mënoon nañu ñoo di dara mënoon na am taxawaay bu ñu woon mooy def ko à chaque fois il se montre fidèle daal di wane benn reconnaissance envers Guédiawaye Info di ko béggee baax